asalaamaaleykum sama gaay yi waaw Cheikh bi del si na de waaw di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziare ci koor gi fu ngeen mën a toll ci àdduna maa ngi leen di ziar dellu di leen ziar di leen balu ak comme niñ ko defe woon ci koor gi ci weer wu tedd wi waaw di leen bal ak yéen ñëpp waaw man la yoraluma kenn ak jàppaluma kenn dara ci yéen waaw baal naa leen bu ma leen tooñee bu ngeen ma tooñee bu ma leen tooñee maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp nag fu ngeen mën a nekk waaw waaye dëggee moom ca lañ nekkoon démb ca lañ nekk tey tamit waaw vraiment waaw semaine bee nag bon def nañ vidéo bi ñu bare yi ci yéen dégg nañ ko waaw mooy bi ñu defoon na Free Assane Diouf selon Khadim Gueye kooku moo doon titre ba waaw expliqué naa leen nu mu demee waaw man wax naa leen nekkuma free ne Free Assane Diouf dama nekk di créer wala nekk ci ay mouvement wala affaire déedéet lan moo tax ma ne free moo taxoon ma wax ko te duma tàyyi ci di leen ko répéter mooy ñi nga xam ne ñoo ne dañ koo bëgg ñoo koy defal ay marche ñooy wax ci moom du matin au soir xaalis bañ dajale woon ci ay t-shirt yañ dajale woon ci ay dajale ay offertes ne yëpp daje chantier boobu taxaw kooku moom ka ko doon contre démb ni mu leen ko waxee mooy ki koy défendre tey ci côté boobu waaw kooku moom du ma ci génn kenn ku ne nag yaa am sa dégg-dégg ku ci yaakaar ne Khadim dafa soppeeku moo tax àndul nag moom tey mu ànd ak moom déet t'as mal compris dama ne ñiy jaay ne ñoo ko gëm ñoo ko bëgg ñooy seen ay xalif moom la ñuy dunde du matin au soir la nga xam ne amoon nañ ko wala dégg nañ ko am nañ jël def seen pressing ci ñi nga xam ne ñoo jotoon xaalis yooyu ñu génnee mën boobu chantier bee taxaw ba bis bu frais lee tax ma utiliser parole boobu mu am fu mu dugg voilà yaayam sonn na wan nañ leen situation ba xam ngeen ko soxlul ma ciy dellu donc duma tàyyi ci leen wax ne na ngeen fexe ba loolu taxaw voilà kenn ku ne na jël contribution mu def ko ca loolu taxaw la ca joto dajale bu génnee baax na bu génnul képp koo xam ne nga moom ngay wuyoo ci tërëm génneel monin boo génne woon def ci génnee waatal mais bi yoon na ngeen bañ ko jaarale ci loxo yooyu mu jaaroon na dem ci loxoy ndayam jee sonn mu réglé wu voilà à part ça nag am na beneen affaire boo xam dafa xew ci diggante bi te man dama ne leen ne ci bu may départ samay vidéo j'étais seul man loup solitaire la aw ma ñuy liggéey ak man aw ma structure aw ma staff aw ma kenn je suis seul ba may décider di ñëw def sumay live man maa décider sama bopp taal suma téléphone di def suma ay live tàgguwuma ci kenn aw ma ci autorisation kenn ok kooku dafa war a leer nañ donc explication aw ma ku ma ko war a jox sax je ne dois pas des explications à personne à nulle personne du kenn ci yéen koo xam ne war naa ko jox ay explication mais am na yoo xam ne nag dama leen waxoon ne man lépp lu may dugg lépp lu may wax lu leer la parce que man benn chemin laa yor duma liveur boo xam day wax lii tey bu subaa mu wax safaan bee wala lee man je veux pas être ami de tout le monde je suis un loup solitaire na leer ngeen ànd ak man ak ngeen bàyyi ma du tee sama chemin ma topp ko kooku na leer ci seen ay nopp bu leeree rek wax ji dina gën a clair quoi waaw donc man ba may départ fii sama premier live bu ngeen ko seetaane Assane Diouf moom laa doon clash la ma ko doon clash xam ngeen ko seetaan ngeen samay vidéo mooy saaga ya ak sos yoo xam ne amul di ko wax man loolu laa ko doon dalee deuxièmement Françoise Hélène Gaye ma ko xam moo ko doon jàppale semaine bee dafa am lu ma ci dégg ndax dafa jël sama vidéo boobu mu partagé ko ci page am man xam ngeen ne man musu leen dégg samay vidéo maanaam leen partager leen vidéo yi comme yooyu partager leen vidéo yi man intéressé wu ma ngeen partager ko au moins man basta ça suffit que 10 personnes déglu sama vidéo dégg sama message mu jàll ñooñu bu ñu waxee ñi ñu wax rek doy na ma donc musu leen ma dégg ca commencement bu fii may wax ak yéen ma taxaw naan partager leen sama vidéo mais nag j'ai donné le droit à tout le monde ku neex la nga dégg neex la ba nga partagé ko kooku sa décision la
ni ngeen amee droit bi Françoise am ko noonu la jëlee sama vidéo peut-être wax naa ci loo xam ne arrangé na ko jël na ko def partagé na ko ci page am ñu bari ñu ngi ko cay créer ay problème ñu bari ñu ngay indi ay doutes ci diggante ba dafa jënd grand bi wala déet ñu bari ña nga naan déggante nañ déggante wuñ ok benn affaire dinaa leen ko leeral bala ngeen nekk ci suuf di wax ak mooy ñooñu naan hypocrisie dugg na fii génn hypocrite mooy yéen ñi nga xam ne lu ngeen di def dañ koy nëbb man awma lu may nëbb nee naa leen je suis un loup solitaire ok Françoise ñii ña nga naan dégg na grand bi xaadim déggante naa ak moom wala déggante wuñ man maa taxaw man neewoon naa leen lépp lu may wax dama koy leeral fii laay ñëw toog man du ma nguuni ci suuf damay wax nit ñi dégg Françoise Hélène Gaye dégg naa ko téléphone elle m'a appelé donc dindi leen ay doute am na amul dugg na fii xam nga fii boo fi xawee siiw ak tuuti rek loo wax rek day nekk médiatiquement affaire bu ngand ay nëbbu toog ay laqante di ci am man bu partagé wuloon sama vidéo sax j'avais décidé de dire les mêmes paroles parce que sama bunt nee naa leen ba may dugg ci ay live du kenn ci yéen koo xam ne tàggu woon naa ko ndax dama décidé def live di wax ci Assane wala may wax ci Pinko palli na ku mën a doon amul ci yéen kenn ku taxaw ne Khadim laaj na ma autorisation pour def ko dëgg la wala dëgg ok man maa jël sama décision def ko liveur yi am na ci ñoo xam dañ may woo ma leen di dégg est-ce que mës nañ taxaw fi di ci wax non la ma leen di wax mooy benn parole ñoom ñama ci waxal xam nañ la ma leen wax musuñu dégg may wax ci diw wala may wax ci diw wala ci diw wala ci diw lu ma def mooy ku ci jël sa téléphone woo ma contacter ma sama bunt nee na maa ko moom dama koy ubbil ku ma neex déglu la liveur yi nga xam ñu ngi live te woo nañ ma man personnellement wax nañ ak man lan laa def ak ñoom conseiller leen loo xam bu doon mën a nii laay doxale nii laay waxe ak nii laay defee su ma déggee la ma dégg seen ay live muy yoo xam ne ay dëng-dëng la ay juumte la corrigé naa leen wax naa leen ko buñ ko sàmmee baax na buñ ko sàmmul sa seen problème la seen engagement du sama bos ok Françoise waroon nañ déggante maa ko doon clash depuis Assane Diouf parce que nee naa la ba ñuy départ Françoise Hélène Gaye taxuñu woon jóg Assane yam doon wax moo taxoon ñun ñuy jóg ñu gis nag ne moom moo ko doon jàppale ci yooyu jàppale bi mooy passage yi doon am la ma wax ci vidéo bee ba ay Ousmane Tounkara di ci mer nangam naan boobu ma dama ko laaj kan moo la fal man ka ma xamoon mooy kenn Françoise Hélène Gaye dama koy répété waat fii live Françoise la Assane Diouf doon woote kooku Khadim Gaye inventé wu ko dem leen ci YouTube ngeen xool vidéo ba ngeen dégg Assane di intervenir ne ko demal live mu dem live yéen ñi ngeen di ko déglu man du ma wax loo xam ne documenté wu ma ko ok looloo tax bañ ko dindee ci loolu mu dégage responsabilité am sur les affaires de Assane Diouf Ousmane Tounkara ne moom moo yor communication fii ma laaj ko kan moo la fal parce que dégguma maître El Hadji wax ko yaayam waxu ko sëram waxu ko kenn waxu ko kan moo ko wax François rek moo fi taxaw ne lu ngeen ci laajate dem leen ci Ousmane Tounkara donc Ousmane Tounkara moo fal boppam Assane Diouf ba muy live Ousmane Tounkara live wu fi nañ waxante dëgg après ngeen ko gis mu taxaw ndi guuru ne moom mooy représenté Assane moo yor communication Assane bu tayee mu ñëw wax leen ci lii moo am wax naa leen taalibe becc cun yam waxoon ñoo attaqué Assane dara amu ca moo taxaw fii wax leen ko moo dellu siwaat fii ne leen dafa juumoon donc leader ak référence buy wax day wax lu ko leer ok Françoise Hélène Gaye elle m'a appelé j'ai parlé avec elle donc soxlul kenn di wax ci suuf déggante nañ Khadim moo leen koy wax elle m'a appelé j'ai parlé 2 heures de temps avec elle am na lu mu waroon leeral ak man leeralal na ma ko ok am na nu ma gisee woon ay waxam xam naa nu mu demee je ne suis pas tenu à vous rendre compte mais li ma leen di xamal rek mooy au lieu ngeen nekk di nguuni wala loolu di am ngeen leeral ko hypocrite nag buy am yéenay hypocrite yi ku ci am sa problème personnel avec elle na nga ko réglé ok man la ma ko xamal ca téléphone bu mooy lenn mooy lu wér la ma la doon clashé démb ak bërki démb
muy manipulation yooyu ak loo xam day yàq la jeunesse sénégalaise la Assane doon wax nga di ko ca jàppale loolu bis boo ko continuer def Xaadim fii lay toogaat di la attaquer téléphone au non téléphone na leer man lu may wax ak moom bu la ko neexee na ko enregistré ñëw tegal leen ko fii man du ma wax ci gannaaw di wax ci kanam lu may wax day leer nañ je vous dois pas des explications mais dama xam réseaux sociaux yi nan lay fonctionner am na ñoo xam ne nii mën nañ ko classe grand bi moo la doon dóor fii lan moo tax nga di ko woo lan moo tax ngeen di déggante pourquoi pas nit ki mën na def ay erreur di juum ci àdduna waaw mais fekk dégluwoo ko mënoo xam lan mooy ay raison man mu mën la wax ay raison nga wax ko ay raison moom dafa bëggoon xam man lan moo taxoon ma di ko attaqué man dama ko détaillé man la ma ko dul mayee dara du ma ko mës a may dara la ma ko dul mayee dara mooy la ma ko doon attaqué bis bu ko bàyyiwul du ma ko wàcc kooku téléphone ak sans téléphone soxlawul ngeen naan da koo jënd ak jënd kook man sama njëg Françoise Hélène Gaye yoru ko yow mi may xool yoroo ko du kenn ci yéen ñi ne ci réseaux sociaux di mbalalal yi ko ci yor na wér mais nag j'ai le plein droit d'écouter qui que ce soit du ma soxlawuma seen autorisation soxlawuma seen ay wax ci suuf intéressé wu ma yéen a xam li leer daal mooy bu leen am dut bi dégg naa Françoise Hélène Gaye sama xalaat wax naa ko leeralal naa ko ne loolu moom la ma ko doon dóore feeg ñoo ngi koy dégg du ma ko wàcc bu ko wàccee nag aw ma ci benn problème ci taxaw du ma ko laal ti fenn di laal ñeneen ñoo xam ne dañuy manipuler la jeunesse sénégalaise comme Ousmane Tounkara boobu waaw Ousmane Tounkara soxlawul ngay wax ay gars yi grand bi na ma bàyyi man defuma ko dara tout man defoo ma dara je n'ai rien contre toi aw ma dara contre Assane Diouf aw ma dara contre Françoise Hélène Gaye nee naa leen ci samay vidéo du ma bañ nit mais jukkoom lay bañ mbax Sénégal xale yooyu ngeen di jël di dox seen main yi yaakaar ne réseaux sociaux yéen a ko moom yor ngeen mbooloo yoo xam ne lu ngeen wax dañ ngeen koy dégg xale yi dañ koy dégg dañ leen ci topp ba tax yow sa oto boobu ngay wax toog fa di jël Ousmane Sankharé la xaw ma ngeen toog naan xale yi Sénégal di leen conseiller parcours ba nan lañ war a def dem leen 100 mètres ngeen dajji ko kooku vidéo bi moo ngi fii gars yi man du ma wax lu amut man damay déglu nit ki déglu la mu wax may reporter loolu di wax ci loolu du ma attaqué nit ki personnellement su ma la bëggoon attaqué Ousmane Tounkara maa ngi fii ay dossiers yoo xam ne billahi wallahi watallaahi mënoon naa ko utiliser génnee ko fii yàqal la yàq sa der dama ko yor mais defuma loolu parce que la ma lay attaqué c'est pas une attaque personnelle mais sa communication lay attaqué waaw li ngay dugal xale yi Sénégal yee nekk ca Amérique yor fa sa famille tu as dit même dans tes vidéos que ne yow 10 personnes nga am Sénégal donc sa famille sa lépp say doom say jabar ñoom ñëpp ñoo ngi Amérique ak yow lan moo tax nga bëgg a toog ci ay vidéo bëgg a gérer ay xale fee di leen yabal dem leen 100 mètres ngeen dajji buntu ba comme ça criminels yi daañ génn buñ génnee xëy na 10 personnes di nekk devant l'assemblée daañ fa rey kenn pour nga mën a taxaw ci vidéo yi yëkkati sa buzz kooku du ma ko seetaan parce que xam nga lu tax c'est pas parce que je suis contre toi mais dama lay xamal ne xale yooyu ngay yebal ñooñu nga xam mën yaa ngi jëm a dox seen mayen sama doom mën na ca nekk sama jarbaat mën na ca nekk sama doomi rakk sama doomi mag sama doomi nijaay sama doomi bàjjan mën na fa nekk te bis bu ñuy ñàkk seen bakkan du yow mi yaa leen di jooy man mi maa leen di jooy ak seen famille yee looloo tax yu mel nii man boo may attaqué nit mais je n'ai rien contre toi su ma amoon attaque personnelle ay document ci yow du lu may inventé je l'ai ici te àdduna du ko gis du jóge ci Khadim Gueye mi soo bëggee en privé mën naa la ko yónnee nga xam ne j'ai ces documents là ci use boobu nga nekk la jóge nu ma ko amee du sa problème mais mu wax la ne man du ma wax ay kàcc tooguma fii di la attaquer wala may attaquer Françoise gratuitement wala Assane Diouf gratuitement non bu ngeen bëggee yàq nag maayenu xale yi nekk ci Sénégal kooku c'est autre chose parce que kooku da ngeen di toucher man da ngeen may laal samay doom nekk fa samay rakk nekk fa seen doomi rakk nekk fa mënoo taxaw fii ne tu le roi des réseaux sociaux taxaw ne da ngay menacer ku la neex booy menacer na nga xam ña ngay menacer waaw na leer man lee tax ma lay attaquer mais attaquer wu ma la personnellement Françoise Hélène Gaye musuma ko attaquer famem
moom laa doon attaqué ndax la mu doon wax te la tax ma waat ca Assane Diouf la déparé woon Assane la ma ko doon attaqué xam ngeen ko manipulation bi ngay def tey nanguluñ ko Assane Diouf duñ la ko nangul yow donc moonu ma la bàyyi du ma la bàyyi bu ma la bàyyee ça veut dire que ne manipulation yi amul man du ma toog nga nekk Amérique di manipuler sama doom wala sama jarbaat gars yi ma toog fii de la seetaan tu es kii parce que sol nga xaftaan guuru nga yar nga sa sikkim je m'en fous duma la may nga taxaw di manipuler xale yooyu man loolu lay attaquer nit bu loolu weesu naa ko lu ma xam ci yow lu ma xam ci Françoise lu ma xam ci Assane en privé du ma taxaw fii di ko wax man du ma jël ay affaire comme yooyu ngay wax di menacer ay garde naan leen bon bu ngeen ko deful xam naa sa numéro téléphone xam naa seen kër xam naa sa yaay xam naa lii xam naa la mais boo ko xamee yéen ñi nga xam ne vous êtes des fous yi muy manipuler ah jàpp leen seen maay nii ni que ne bu yoree document yooyu am na infiltré yi muy wax ci biir Rëbës ñuy maltraité Assane lan moo tax laaj leen ko Ousmane Tounkara lan moo tax jëlul document yooyu jox ko maître El Hadj Diouf bi nga xam ne mi ngi fay dem du matin au soir di gis Assane moom ma nekk américain protégé wu totalement lan moo tax mu mën a xam loolu te maître El Hadj Diouf xamu ko na leen expliquer loolu. lan moo tax jëlul preuve yooyu jox ko maître El Hadj Diouf mi nga xam mooy plaider Assane am stratégie de défense am mu mën a jël document yooyu boole ko ci ñu dénoncer waajooju tëj ko ci kaso boobu Assane Diouf nekk laaj leen Ousmane Tounkara lan moo tax defu ko loolu toog fi yaakaar ne moom réseau yi am naa mbooloo ban mbooloo nga yol mbooloo mi Assane Diouf la ko ëppoon fii laa taxaw ne ko c'est virtuel ëppoo fi kenn ay followers na leer mais followers yi nga yor yi ma yor yi Assane yor virtuel la ñii ñoo lay tàccu fii nga toog sa oto boobu yaakaar ne guru nga tu n'es rien na leer waaw man bu may clash nit ki loolu laa koy clasher mais vie privée am intéressé wu ma voilà lu ma xam ci yow du ma génn fii di ko wax fekk yóbbu woo ma ci ma génnee ko soo buggee naa ma jox la ko ci suuf nga xam ne lu ma lay wax du ay fen du ay kàcci loo xam ne boo ko amoon ci man yow di nga ko génnee fii man yor naa ko mais téye ko waaw mais dama la bëgg a xam ne réseaux sociaux yi moomoo ko ni ngay taxawee di contredire nit ñi lañ mën a taxawee di la ko tegal yaa ngi taxaw sànq di wax ci imam yi di wax ci oustaz yi Sénégal lem leen seen geen ngeen toog ci alxuraan bi ngeen di wax alxuraan traduit mais yow tu es kii parce que tu es contre Macky Sall tax na yow yaakaar nga ne ku tëb Macky Sall moo ko fay Idrissa Seck bi ngay défendre da nga ko waroon wax bu dee am na koy clash da nga ko waroon ko clash moom ne ko waxal ci politique bul dugg ci islam bul dugg ci religion bi moom moo ñëw génne ay kaabaak yu kenn xamul oustaz yee nag mu neex la ak mu naqari la mu neex Idrissa Seck ak mu naqari ko ñoom ñoo fay jàngal xale yee baa ñoo leen di dalal baa mën laa dalal baa yow miy jaay gënuñu ma xam alxuraan ay alxuraan traduit la ñuy lire ñooñu dañuy bind ay kaamil ak seen loxo waaw boo xamul loolu ci Sénégal ñu wax la ko Sénégal oustaz yooyu ngay wax dañuy bind kaamil di ko teg donc Coran traduit yow yaa ko jàng yaak Idrissa Seck bi ngay défendre Idrissa Seck da nga ko war a wax na wax ci domaine politique mais pas religion parce que buñ duggee foofu amoo loo cay teg lu dul di ko défendre naan ñee dañoo lekk tàngalu buur Sidi Lamine Niass ak grand frère am dafa nga ne ñooñu ba ñuy am ay milliards Macky Sall bu fekkee ne juddu na xale bu ndaw la woon donc xam nga ne ñu soxlawuñ tàngalu buur booy wax da ngay wax ngir yàlla ci weeru koor ngay wax naaféq nag mooy sos loolu ay sos la Sidi Lamine Niass il n'a pas besoin di xaalis bu ko Macky Sall di jox Sidi Ahmed Niass soxlawu ko gis nga oto bu luxe da ngay jaayee oto luxe affaire oto yi moom nañ ko bàyyi ne pour wax la quoi nañ bàyyi affaire oto de luxe yi nañ ko teg ne sa waay pour te dire xam nañ quoi taf xoolal luxe ba mu jox xalif général sëñ Muntaxa demal nga xool oto boobu yow mosoo ko jege yow mosoo taxaw ci oto bu mel noonu kooku xam nga ne boo taxawee naan ko dañoo macc tàngalu buur xam nga ne naa fekk nga dil wax dëgg man boo waxee dëgg aw maa yow problème gars yi live fi maa ngi leen dégg waxuma ak ñoom attaquel Macky Sall sa problème la bu la neexee nga saaga ko
mais bul ma manipuler xale yi Sénégal sama jarbaat ma nga fa sama doom nekk fa sama doomi rak sama doomi mag mën faa nekk sama doomi nijaay nekk fa nga mën leen a manipuler ndax yor ab sikkim sol ay xaftaan sa yooyu sa guur yooyu da nga koy jaay ñooñu man mais bu nga ko jaay man safuma ñee dañoo jàng mën nañ la dalal ba yaag Idrissa Seck taxaw fii buy def ay commission dóor fa ay benn laay yoo xam ne xamu ci dara ñee waxuñu fa Macky Sall yow yaa bëgg a transformer li nga naan sikkim dañuy wax sikkim ñoom ñu naan nee yow la ñuy wax sikkim ngay wax ay dàll est-ce que xam loo ñoom tudduñu Macky Sall de waaw boo xoolee Sidi Lamine Niass ak ñoo la gën a contre Macky Sall fuuf donc bu doon ñoom dañuy wax pour défendre pour attaquer Idrissa Seck duñ wax lu arrangé Macky Sall mais ñooñu l'islam moo tax ñuy wax loo xam ne yow xamoo ko yar ab sikkim sol xaftaan taxut a nekk ab jullit bu wér na wér waaw yow boo taxawee naan ñoom alxuraan bi ñuy wax alxuraan traduit la kooku ñëwal ci Europe gi nga wax ko tubaab yi nga xam dañ leen di traduire le Coran bi ñu wax ko mais koo xam day toog kaamil ba di ko bind ci loxoom ñooñu boo koy wax xam ne amoo yar amoo ay teggin yaag sa sikkim laa wax wey man lii moo tax may clash nit mais sa live privé intéressé wu ma mais du ma la may man sama part en tant que citoyen ngay manipuler xale yi di leen yabal ñuy dem naan il faut direct tuuru fa yabalal say doom wala yow nga jiitu fa Lat Joor ak suñuy maam bañ doon dem bu ñu xare doon am dañuy ñëw ñooy jiitu ci xare ba way ñoo doon taxaw jiite ko du nekk ca àll ba di yónnee ay signal de fumu est-ce que xam nga indien yi lan lañ doon def dañ doon jël genre tissu yooyu naan nii nga gis saxaar si dem doo xam nu mu demee ay SMS lañ doon yónnee yeneen indien yi koy gis dañuy comprendre suñ maam yi ci village bu njëkk gis nga man mii fa ma jàngee daara ja ma nekkoon laa lay wax yow miy jaay ay jàng daara yu kenn xamul te sa daara kenn xamul fan la féete dama lay xamal ne la gis nga village yooyu bu njëkk dañ doon jël ndënd ma di tëgg SMS yi tey la xew internet bi tey la xew WhatsApp tey la xew YouTube tey la xew ba nga taxaw yaakaar na yow mooy sa doole yow yaa fi commandé ñi lay wax ay view fii nga 1 million marche nangam wane ko ñu gis ñooñu dañ doon tëgg ndënd ba jaan day matt nit fii ñu ne dëng dégg ko village ba dégg ko yónnee ko 5 minutes laa wax mu àgg lu mel ne Ndar ba Dakar ñëpp dégg ko waaw ku ca mën a faj jaan lu mu koy matte boo déggee rythme boobu da nga ñëw kooku moo doon SMS yu jëkkee indien ya doon ko jot ay seen mbalaan la ñuy jël di ko def nii muy jàll est-ce que xam la waaw yow nag tey nga toog sa oto naan da ngay commander adduna bi yow yaay dénigré oustaz yi ak imam yi nekk Sénégal yaag Idrissa Seck daal yéen a jàng quoi yéen a xam lan mooy Kaaba ga l'histoire et tout ñii ñëw ñu wax waxi politique sa leader politique bi lay yilif di la mbaq di la bëmëx kooku la ñuy waxal la mu wax ci l'islam te xamu ca tus yaag moom a yem xëy na sax moom mu tane la yow na leer waaw na leer ñoom waxuñu fa attaque politique yow yaa ñëw fii buñ ne sikkim nga ne ay dàll yow yaa fa dugal ay Macky Sall naan dañoo màcc ay tàngalu buur dama lay xamal ne am na ñoo xam du ñëpp ñoo am prix ñëpp amuñu prix waaw dellusiwaat nag ci Françoise bu ma leen di wax la ma ko wax lu leer la man aw ma njëg Françoise Hélène Gaye naa ko yow xam nga ne mënoo maa jënd manipulation ak yi nga doon wax Assane Diouf dugal la ca moo taxoon ma doon la attaqué mais prix yoruma ko man kenn mënu maa jënd bala ngeen toog fi naan jënd na kook grand mi ngi wax ak moom ak laalatu kook Françoise da koo jënd ko ci def yaa ngi ñeme yàlla sa woor dagg na sa zéro nga di ko def man awma prix te kenn mënu maa jënd sinon dama doon woo di déggante ak Françoise du ngeen ci yëg mais bala ngeen ne fi di muune kenn ku ne wax damay ñëw fi leeral leen ko man lu ma deful du ma ko wax waaye lu ma def dama koy wax lu ma wax ak Françoise nag ça ne vous regarde pas lu leen neex nag inventé leen ko c'est votre problème à partir d'aujourd'hui histoire boobu bëgguma ko dégg lu ma seq moom seen yoon nekku ci waaw man la ma ko wax lu leer la te la ma leen ciy dool rek mooy loola ma ko doon clashé bis bu ca delloo da ngeen ma déggaat fii ma di ko clash point final soo ko defatul aw ma moom benn relation boo xam ne war naa taxaw fii di ko clashati kooku nañ leeral point yooyu quoi na wér ci seen ay nopp xale sax boo koy dóor sa doom muy saw fii nga di ko dóor ci saw ma ba ëllëg sawatu fa
kooku amatoo benn droit naan da nga koy dóor bu fekkee nag am na ñoo xam ne pour may clash Françoise mooy seen mbégte du matin au soir nañ xam ne d'ici quelque temps fekk François dellusiwaatul def yooyu nañ xam ne ñoom ci naqar la ñuy dëkk parce que du ma def loolu ki may clash mooy ki nga xam ne si moo nekk actuellement à part Assane Françoise moom moo fi nekk muy Ousmane Tounkara soobam yooyu muy soob mooy li ngeen di dégg bu mu leen manipuler na jël ay doomam wala moom mu dem sur le terrain na Lat Dior doon def buy xeex di am mu ñëw jiite ko waaye toog ci oto naan di jaayee oto luxe laa toog di yabal ay doomu jàmbur sama doom ak sama jarbaata yépp naan dañuy déglu waajooju ak sikkimam naan dañuy dem di tuur seen deret na tuur deretu doomam wala mu dem tuur deretam sinon may ñu jàmm ok waaw loolu moom lu ma waroon a leeral la da leer nañ te sa waay bul jàpp man nee naa la attaque personnelle du ma ko def xalaatuma ko am ay preuve ci nit ki di ko attaquer directement pour yàq deram non du ma ko def du ma ko mës a def waaye nag du ma la seetaan ngay yàq sama jarbaat ngay yàq sama doom wala ngay yàq sama doomi mbokk non c'est 10 personnes yooyu nga am Sénégal boo leen mënee défendre comme ni nga défendre sa famille défendre sa bopp fële na nga ko def waaw te Assane Diouf li ma la waxoon dama la koy répéter Françoise Hélène Gaye moom la doon jël téléphone di ko woo di wax ci live am en direct Assane ba muy live mosuma gis kan mooy Ousmane Tounkara après lañ la fi gis Signor Guru waaw après ci laa gis ngay live dégguma ci famem dama koy répéter lu may wax dama cay ñeme kenn ku ñëw nommé la fi Maître El Hadji Diouf il a très bien fait bañ leen a faale yéen xam ngeen ne kenn dàq ko wax moo leen ëpp lamiñ fuuf moo leen gën a nekk homme médiatique bu demee ba ne pat du leen wax yenn yi parce que xam na ne yi ngeen di divulguer day yàq stratégie de défense am sur Assane yéen dafa ngeen Assane da ngeen koy defaral léeg-léeg nit ki da nga dem di ko def yéene loo xam ne pour lu baax la te loolu nga yéene lu koy yàqal la waaw lii ngay def sa waay di ci wut mbooloo di ci ngandlu da ngay yàqal Assane Diouf waaw da nga koy yàqal du matin au soir dil wax dëgg ci moom dil wax li nga xam ne mooy li am boo ko mënul nga noppi bàyyi koog yàlla bu Maître El Hadji Diouf bis bu wax jotee dina wax moo la ëpp faculté de parole moo la dàq wax moo la gën a nekk homme médiatique donc bu demee ba ne pat am na fu mu ko teg ndax moo koy défendre taxaw na fii ne leen man Assane soxlawuma ko Assane moo ma soxla kooku Maître El Hadji Diouf moo ko wax donc Assane ma ko soxla nag bu leen yokk ab coonoom bu ngeen koy dimbali leen ko ngeen dajale moonin yi au lieu marche yi ngeen di def ak yëpp dajal leen xaalis boobu ngeen tabaxal ko chantier mbé moo ëpp doole waaw marche yoo xam ay 20 sigle ngeen mais yéen da ngeen am lu ngeen war a jàng gars yi ci àdduna xam leen ne benn affaire mooy seen référence au Sénégal mu Y'en a marre est-ce que étudier ngeen leen bu baax Y'en a marre dañoo organiser tellement ba yow président bu fa toog muy Abdoulaye Wade be muy Macky Sall ku ne da nga toog ak ñoom di wax ak yéen kenn faalewu leen ça veut dire que ne da ngeen a bëgg Assane yéen ñëpp topp Assane yéen ñëpp waaye kenn ku ne am nga sa mouvement boo xam ne mouvement Facebook laa koy woowee parce que mouvement dëgg dañ koy reconnaître Y'en a marre dañu enregistré seen marque enregistré am seen étiquette boo xam ne le ministre de l'Intérieur reconnaître na ko. donc yéen au lieu ngeen am ay 20 wala 8 10 9 sigle yoo xam ne kenn ku ne tudd nga na nga war a tudd nga ñëw kenn ku ne féete fële 10 fii 10 fee 20 fee 15 fee mais boolewu leen seen bopp lii ma leen wax du critique conseil la bu ngeen bëggee mel ne Y'en a marre ñu mën a toog leen déglu gouvernement bu fa toog li ngeen di jooy yu mën leen déglu ngeen def seen ay propos da ngeen di ànd ngeen nekk benn sigle di wuyoo ci benn tur ngeen dem ñu enregistré marque boobu ministre de l'Intérieur du Sénégal reconnaître ko ngeen nekk mouvement officiel au niveau mondial loolu moo tax ngeen mën a mel ne Y'en a marre politiciens yi mën leen a woo ngeen mën a toog ak ñoom di leen jooy seen problème yi c'est pas parce que ngeen taxaw kenn ku ne taxaw fii yuuxu fii saaga Macky Sall fële saaga Abdoulaye Wade fële kërëb kenn ku ne wut sa turu wut ay turu mouvement c'est facile mais mouvement boo xam ne kenn xamu ko qu'est-ce que ça sert ci Facebook la rek yéen fukk yooyu wala 20 yooyu yéen a ko yor dajaloo leen ngeen nekk benn comme Y'en a marre ngeen mën a toog ak autorités yi muy Macky Sall muy Abdoulaye Wade muy ku fa mën a toog suba bu ngeen amee lu leen naqar yi ngeen mën a toog ak ñoom
ñu mën leen a convoquer daañu leen recevoir par force bu ngeen bëggee def yenn manifestation ñu mën leen a autoriser par force mu neex leen ak mu naqari leen waaw loolu man dama leen koy conseiller du critique mooy def mais yi ngeen di may gis ngeen koy def amul benn njariñ du leen yóbbu fenn bu doon sol benn t-shirt ñu bind fa nangam wala nangam rek moom mooy faj nga xam ne day yomb déedéet mais bu ngeen amee benn objectif Assane Diouf moo leen ñor mais jël leen yéen ñëpp ngeen booloo ci benn tur ngeen wuyu ci turu Assane waaye kii tudd ne kii tudd ne kee tudd ne kee tudd ne 15 mouvement yoo xam ne si benn bu ne 10 wala 20 personnes la yor kenn ku ne jaar fi jaar fee mais yéen a ngi sonal Assane loolu du luy dimbali Assane waxoon naa ne Assane buy génn négociation moo koy génnee foofu mais du seen yuuxu yii 10 mars yoo xam ne ay 20-30 personnes ñoo fay nekk yëgalul système ba yëgalul leen dara te système boobu feeg nee naa leen yu ngeen di yuuxu ci ay Macky Sall du moo koy changé bu ngeen ko bëggee dindi depuis Senghor laa la wax la fa nekkoon ba ci Macky Sall ngeen di dindi tey Macky Sall lu ngeen ko wax yéen a ngi koy tooñ pour rien ngeen dindi fa Macky Sall teg fa Khalifa Sall wala Idrissa Seck boobu dugg ci ay casinoom amul changement parce que ñoom ñëpp benn lañ 6 ak 9 lañ boo tourné mu jox la moromam bu ko ngeen fa teg ni ma leen ko waxee woon ca vidéo yee mooy que ne fekk 1 an 2 ans yéenay taxawaat fi di manifester ay pare fu ne ngeen ne fa def ay marche yu tekkiwul dara loolu laa leen di wax bu leen neexee ça va bu leen neexul mooy dëgg ga te tôt ou tard ngeen ko gis bu ngeen bëggee seen affaire fonctionner dajaloo leen ngeen waxtaan seen biir ngeen jor benn sigle wut benn tur ngeen ànd yéen ñëpp au nom de Assane Diouf ñu mën leen a mën a déglu mu mën a am sens mais yi ngeen di def dafa ne am na effet ci yéen ñun ñi nekk ci fii di dégloonte ci suñu biir rek la am effet gis nga Sénégal gi 15 millions la 15 millions nag bu compter moins de 0,0000% donc loolu du chemin ba man dama leen di conseiller critiquer wu ma leen ku ko jëlee comme critique c'est ton affaire ça ne me regarde pas ok voilà man moom nee naa nekkuma ci réseaux sociaux wut ay xarit wala dara samay xarit maa ngi leen di dégg maa leen di sélectionner sama bopp ok donc ku ma ci musul dégg xawma la xamoo ma lu dul gis samay vidéo boo taxawee ci suuf naan da ngay wax ak kii jënd na ko kii jaay na ko c'est ton affaire man aw ma je dois pas des explications du tey du suba du woon démb te du gannaaw suba na leer ok voilà li ngeen bëggoon balay ngoon di am dama leen koy wax mu leer leen naññi Françoise Hélène Gaye bu ngeen déggatee ma dal ko dafa fekk mu dellu ci la mu nekkoon bu ko bàyyee amatuma ak moom lu ma koy dalee kii nga xam ne mooy manipuler muy Ousmane Tounkara xale yi le nouveau gourou la kooku man moom laa amal right bu bàyyee yooyu manipuler tout sama jarbaat ne sama doom réglé wu ma ko vie privée c'est sa vie privée ça ne m'intéresse pas du ma ci wax tudduma ndey kenn tudduma turu kenn menacé wu ma kenn donc nag il n'est pas autorisé à menacer les gardes pénitentiaires naan leen xam naa sa yaay xam naa sa tur ak xam naa sa téléphone xamoo tous boo ko xamee jox ko maître El Hadj Diouf mu utiliser ko ci stratégie de défense ba bu fekkee ne Assane Diouf nga bëgg parce que lay gaañ Assane Diouf boo ko xamee di ko denc yaa ngay bañ Assane Diouf jox ko maître El Hadj Diouf ba fi dem guddeeg bëccëg yow yaa ngi sa Amérique bee xamoo tous Sénégal waxumaa ngi naan da nga am ay infiltré ca kaso bee dara nga fa yorul nañ waxante dëgg te yàlla tax lii nag du attaque personnelle waaw soo buggee nag nañ dem ci attaque personnelle way loolu man du sama jukko bokkul ci samay affaire jëlum ay téléphone di enregistré di indi fii wala may génne ay photo wala may joxe numéro yi téléphone wala affaire yooyu du ma ko mës a def dama koy yor ne patak moom xam naa li ma xam jeex na mais nag du ma tooñ laay bañ yéen ñii laay bàyyi leen tooñ nit ki bu nekkee ci science am waxul loo xam day yàq Sénégal kooku bàyyi leen ko mu wax lu ko neex kooku man liberté ñen ñooy laay ñaata ñooy laay fii mës ngeen dégg ma nommé seen tur wala ma wax lu bokk ci ñoom non parce que la ñuy wax maa ngi koy dégg mais la ñuy wax ñoom la concerné ñoom ñoo jël seen ay engagement sur ça mais jéemu ñoom manipuler xale yee man li may bañ mooy ñay manipuler samay doom samay rak samay doomi rak samay doomi mag ak doomi sénégalais yee protège say doom say jabar ba pare di yónnee ay doomi jaambur naan leen dem leen tour seen deret mais au nom de quoi kooku du ma ko may kenn muy Ousmane Tounkara ak ku mën a doon ku wax leneen nag intéressé wu ma du ngeen mës a dégg Khadim Gueye mu wax ci bon ok
lii nag laa amoon lu ma leen di wax tey ba semaine prochaine incha allah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ci koor gi dellu ziar leen di leen baal ax waaw di leen wax ngeen bindu ci chaîne bi abonné leen ci chaîne bi bu ngeen bëggee plus de vidéo ok gars yi ba ci temps yi peace and love jaa ngeen jëf